tey dafa mel ni Dubaï l'affaire de porte-à-porte ngay waxtaanee. man sax yëngal na nag je n'aime pas l'expression porte-à-porte parce que pour moi dafa civilisé trop par rapport ak dafa xew man poti laa ko tuddee. poti si laa tuddee li nga xamante ne moom moo xew ca Dubaï muy mbir bu doy waar boo xamante ne en fait autant nit ñi ñu ngi koy waxtaanee autant am na ñoo xamante ne bëgguñu sax aborder thème bu ni mel et pourtant ça a choqué plus d'un parce que situation bi fi mu toll la ak maanaam li nga xamante ne nii nit mënu ko woon a xalaat dépassé na entendement humain ni ñu koy waxee ci jëfin wàllum comportement ak bëggu-bëggum xaalis lu mu mën a yóbbee doomu aadama ba ci yenn limites yi nga xam ne xalaatoo woon nit dina ko franchir mu yegg foofu mais avant ñuy dugg ci biir débat bi damay demander à ce que avec la complicité ak sunu réalisateur Leuze dafa am benn micro trottoir boo xamante ne def nañu ko dugg nañu ci mbeddu Dakar yi laaj nit ñi seenu xalaat ci li nga xamante ne moom mooy mbiru poti googu am ca Dubaï tuddeewu ma ko porte-à-porte poti lu ci seen gis-gis bu ñu dellu see ci plateau bi après ñu daal di wëyal li nga xamante ne moom mooy commentaire yi. lu gis ci internet bi nag fan yi moom xaw nañ ko ñaawlu lool wax dëgg yàlla notamment nag bi ñu ci tuddee ay doomu Sénégal nga xam ne Sénégal ku ko xam ci réewu valeur koo xam ci réewu diine xam na ne am na yu bëri yoo xam ne daan nañ ci dégg yeneen réew yi te daal ñu ci dégg kon nag bu ñu ci déggee doomu Sénégal tey du ñu def lu dul ñaawlu ko te wax dëgg yàlla di ko condamner avec la dernière énergie. jarul ñuy dem seen bopp di jaay seen bopp ngir lan xaalis jarul yenn yi nañu gore te xam ne ñun ay góor lan du ñu ay jaam ay dem ay naar jàppale di la def mais comme ab jaam bu mu jaam dafa dog bu yàgg alal jarul yenn yi. ñoom ñëpp ñoo yem même kii bi la parce que soxla même jikko yi la quoi xaalis la ñu jël teg ko lépp xaalis lañ ñu am xaalis la ñuy invité ci plateau télé yi ñoom la ñuy wax ñoom la ñuy tagg ñoom la ñuy def lépp moo tax tamit xale yi suñu jógee tam gis loolu dañu naan lii mooy lu baax la dañ ciy topp mais nag kenn rafetluwul lu ñuy def Dubaï wax dëgg neex yàlla am na Dubaï nag am na ñu fa dem di fa liggéey di fa daan seen doole macha allah mais instant yi nii dëgg na Sénégal benn riz lañ am suñu benn affaire bu am rek ñëpp dañuy daw wuti ci loolu mais nañ jéem a delloo ci xel yi. nit ñi amatuñu valeur amatuñu principe alal la ñuy jaamu te ak internet bi fi mu toll léegi ay des gens qui se font appeler influenceurs un métier boo xam ne kenn xamu ko kenn xamul fan lañ koy jàngee da ngay ibbi sa site rek di wax di lu la neex wala ngay def lu la neex ñu ne yàlla influenceur nga donc ngay influencer nit ñi dans le mauvais sens donc loolu noonu moom moo ko indi ñu dem ba alalu àdduna jiital leen ba tey jii mënuñu xàmmee janj ak joor. da ngay tax nit sax dootul wóolati mbokkam naan ko maa ngi tukki tax na fi noonu ku sa mbokk du tukki sax da ngay jàpp ne daa dem di defi leneen sa xel du dal ñëw fii di jaay ngulle di jaay maa am lii maa yor te sa bopp nga jaay lu gën a bon nga def lu gën a yées loolu gën a yées si askan lu gën a yées si askan mooy dem di jaay sa wala ku mën def xaalis nga utiliser soo yore xaalis fii soo léegi gars yi ru ko la di la jaam léegi diine ji sax Facebook soo gisee da ngay dégg sëriñ naan dafa dog bi pour am xaalis léegi xaalis waxatu dara lu dul xaalis. complexe rek bëgg naa am lii te mënoo koo am nit da ngay gore rek lii sa wërsëg balaa ngaa dee di nga ko jot. sénégalais yi nag nañ gore ñun ay jullit lañ ay gor lañ te gor ci la ñuy dee ba ilaa yow mi diin na nit ñi gore. waaw gis nga parents yi tam am nañ ci part de responsabilité mais tamit xam nga tamit ñoom xale yi dañ leen dépassé parents yi xale yi dañ leen dépassé parce que xale yi du ñu mën a manipuler di def ko seen parents yi duñ ko sax yëg yàlla xam ne seen parents duñ ko yëg mais instant da ngay def ba dara rek benn parent dara dal ko ci doomam mu taxaw ne ëpp du ko sax yaakaar doomam moo ngi def loolu te ñoo ngi indi ay teraanga yoo xam ne ci biir di leen gëm loolu leneen ak leneen te nit ñi tamit instant yi nii pour nga mën a dund sac dafa yomb quoi te tamit da ngay xale bu ndaw boo xam ne di nekk ci koñ di sol yoo xamante ni si di def loo xamante ni si dëkk ci koñ dem ci ay même pas Dubaï bi rek di dëkk ci Sénégal gii ñu nekk ci entourage bi di def loo xam ne di toj dëkk bi te seen parents yi duñ ko yëg. solution bi nag leen tamit suñu état yi am nañ ci part de responsabilité ndax dëkk boo fi bu nit ñi amoon ay place su liggéeyukaay nit ñi di liggéey ah kenn ku ne am fi loo jàpp au moins sax dina tax ni ñenn ñi am ngoro toog mais koo wax ma ne dëkk bi dafa metti donc nag loolu nag moom mooy problème bi te bu fekkente ne nag war nañ ci ut ay saafara ci lu gaaw la war a nekk ndax état bi war na def tout pour utal ndaw yi liggéey état bi war na def tout pour jàppale xale yi ñu mën a nekk ci lu baax ak loo xamante ne dafay nekk loo xam ne ni fu valeur lay nekk.
ayca loolu moo nekkoon micro trottoir bi nga xamante ne nii def nañu ko ci sujet bi ñu fas yéene waxtaanee tey jëm ci li nga xamante ne moom moo xew ci Dubaï ñu koy waxtaanee fan yii yëpp nag mu doon loo xamante ne nii jaaxal na ñu bëri. ñu remercier équipe technique bi ak Leuz ci réalisation boobee alors man balaa may jox sama naataango yi kàddu ci mbir mu ni mel. li nga xamante ne moom laa bëgg a àddu ci bile mbir mooy nii gis nga Nabou am réew bu ñu demee ba ku nekk jéggi sañ-sañ bi nga xamante ne nii moom mooy tax yow nga mën a xam dëgg-dëgg yow yaay kan. mooy ne réew moomu am na problème xam nga dañuy wax souvent ne dañu nekk ci mujjum jamono lu ñu daawul gis dinañu ko gis mais xam nga jamono ju jeexagul te xamagoo kañ lay jeex. te ñu yar la ci diine yar la ci l'islam am ay valeurs yoo xamante ne nii war na nekk ci yow am na lu bari loo xam ne nga ko war a jombale sa bopp gis nga jigéen ju baax day doylu ñàkk doylu googu dina la duggal ci loo xamante ne nii bu ëllëgee di nga ko réccu ndax di nga bëgg a gis Nabou li mu am nga ne faaw ma am li Nabou di am faaw ma dawal ci oto yi faaw ma takk ci cheveux naturels yi faaw ma laal ci billet d'avion yi à quel prix au prix de ton honneur ba yow dootoo jarati dara gis nga jigéen bu demee ba perte valeur am responsabilité bu njëkk xam nga kan la bu ñu ko wax état de responsabilité bu njëkk mu ngi ci yar gi ci biir kër yi est-ce que xam nga ne yaratuñu ndax amuñu boobu temps ku xëy yaa ngi daw wuti loo indi ci biir kër yi li nga xamante ne moom mooy notion de valeur et de jom yi ñu daan def ci yow ba nga jommale def sa bopp yenn yi il faudrait que loolu jigéen du ko dul xalaat rek bu ko dul xalaat ci jamono yu ngi koy dund bul sóoraale sa njabootu ëllëg lan la ñuy doon ak ban seede la ñuy def ci sa ndey jigéen ju baax day doylu jigéen ju baax day gàtt tànk te itam nga xam ne àdduna bii munoo waaxu sa wërsëg ndax kenn du lekk lu dul sa wërsëg mais wërsëg googu fexeel ba na rafet ba bu ëllëgee woy bi doon lu rafet itam ci yow ak ci sa njaboot jigéenu léegi nag li ñu bëgg a def concours mooy maa am nangam maa la dàq jël billet d'avion maa la dàq gaare oto bi ci gën a rafet xam nga oto bi kañ lay neex dëgg boo ko liggéeyee ci jom ak fulla mu leer na ne foo mënti jaar kenn du la joxoñ baaraamu tuuma na waajur yi delluwaat ci notion de jom ak de valeur yooyu gis nga ñun ñii ba ci nii ñu toll te leer na ma ne bari na ci génération yu koy dund ñoo xamante ne nii man ba tey ba bu weer bu deewee ñemew ma yëkkati ñaar téeméer ci sama salaire ñemew ma ko parce que su ma ko dindee 1000 francs yooyu dama koy justifier ci sama yaay dama naan ko jënd naa ci lii dugg naa ci lii def naa ci lii ba fi ma toll su ma jëndee yëre bu bees bu ma ko wonul mu gis ma sol ko danaa ma foo ko jëlee maanaam ragaloon nañu leen ragal goo xamante ne nii te defoon nañ ci ñun luy war a mën a tax benn comportement bu bon bi yow doo ko ñemee waa mais lan mooy Dubaï ci ñi nga xamante ne xëy na dañuy dem sax amaana xamuñu dañuy partir à l'aventure parce que xamuñu lañ fay fekki lan la. fa laa bëggee woon ñëw. parce que ñu ci bëri dañu leen di ŋàññ certes li nga wax dëgg la jigéen dafa war a doylu waaye ñu ci ëpp bu ñuy dem vers l'aventure bu ñu xam lan lañ fay fekki. waaw loolu je m'explique xam nga lan mooy erreur bi dañuy dem ci réseaux sociaux yi. contacter leen. dafa am trafic dafa am leneen lu nekk derrière. loo xamante ne sénégalais yi war nañ ko mën a xam pour la génération future. ñu mën a xam ni. liñ lay dañ lay jaay benn rêve boo xamante ne dañ koy masquer ba mu rafet. boo demee ba Dubaï nga fekk fa beneen réalité. te dafa bëri ci yeneeni réew. loolu naka lay demee xam nga Nabou man da ci am yenn sujet yoo xam ne c'est-à-dire man je n'y vais pas de main morte et tout le temps damay dal ci kaw jigéen ñi xam nga lu tax pour man la fin ne justifie pas les moyens est-ce que comprendre nga li ma la wax rêve kenn du ko jaay rêve da nga koy liggéey da ngay tàmbalee ci 1 di liggéey ba yegg ci 10 yow bu fekkente ne dañu la proposer benn contrat boo war a liggéey Dubaï mais ngal la ngir yàlla ci jamono yu toll nii nga xam ne réseaux sociaux yi daanaka leeral na lépp chaque jour que jëfee nga yem ci benn fee boo xamante ne danga naan ndax li am na ci àdduna bi wala ni ñu ko gisee mais doo gëstu bu baax ci la ngay demi lan la contrat ba ngay demi xanaa lu nit ñàkk jàng au moins sax nga mën a rapproché wu ci ñi nga xam ne ñoo la ëpp xam-xam ci yenn yi ñu xoolal la gëstu la mu lenn la li ngay dem nii ci li ngay dem nii lu wóor la loo xam ne man Mamy Samb jël naa engagement ci li may liggéey lii moo ma cay fekki mais gis nga c'est-à-dire coowal damaa bëgg a dem tukki Sénégalais buy tukki damaa bëgg a tekki day làqatu non dama ne
jigéen juy doxee ci xelam ne damaa bëgg a tukki dama bëgg a tekki dama bëgg li diw am ma am ko boo moytuwulee di nga def lu neexul yàlla suñu borom xam nga lu tënk wax ji jigéen dafay doylu looy am nga liggéey ñafel ko sa bopp ba ci góor gi ngay nekkal muy bëgganteeg yow sa boo bëggee mu jox la cër ci ni mu lay respecté mooy yow ci ni nga nawee sa bopp ak ni nga fonkee sa bopp am na loo xamante ne xaaroo ko ci déedéet parce que yaay jug ñafe ci ko mais ci fulla mais gis nga ñàkk doylu ak surtout am na benn waaye bu ko wax ci affaire micro-trottoir ce nouveau métier d'influenceur là mais en fait on utilise des termes yoo xam ne xamuñu sax influenceur mooy lan influenceur daal mooy yow yaa ngi dugg ci boutique sàngam yaa ngi dem publicité nangam yaa ngi solu nangam dugg nga ca avion ba jet privé ba ñu ngi lay filmer nga naan sa café wàcc nga dugg ci yow loolooy métier influenceur mais je suis désolée loolu du métier influenceur loolu bëgg lu yomb la métier dañu koy jàng tàggat ko ca ba muy mbokk booy liggéey ca dara jigéen ñaa ngi yàgg dem di Dubaï di dem di liggéey ci wàllum commerce di dem di importer di ñëw di jaay ci seen réew am na ñu fa nekk di daan seen doole am na ñoo xam ne ñu ngi fay lekk di daan seen doole mais dëgg-dëgg yow nga dem ba ñu dugal la ci benn réseau boo xamante ne nii te li ma ci gën a métti mooy la plupart d'entre elles amuñu conscience sax ne danger la man ñoo ci dégg ñuy réagir ñu ci ëpp ci ñoom en fait dañu taxaw ci benn position défensive boo xam ne dañ naan oui non en fait c'est que xam nga c'est-à-dire non mais dama ne milliard bu ñu la munti jox boo xamante ne yow mii sa ngor perte nga ko ci. perte nga ci sa jom ak sa fulla defoo benn remarque ci interview bi nga def amoo jigéen parce que dañuy daw. lu tax ñuy daw c'est la question que tout le monde se pose. dañ ci am kersa. wala dañuy naan vie privée nit ki la waaye loo xamante ne dañuy dem ba. dina def loo ay acte contre nature loo xamante ne baaxul ci sa wér-gi-yaram damay déglu benn interview dem ba am ku ne moom ba mu demee Dubaï dem na ba gis ñuy jëfandikoo ay objet di ko def ci sëyukaayu jigéen yi ba moom gis na benn jigéen boo xamante ne dafa dee dafa ci mujj gaañu ñàkk bakkanam dañ ko mujj dóor ca ñam fa fekk ji woon dañ ko mujj dóor ba pare jox ko maletu xaalis pour mu noppi. c'est que xam nga lan laa la bëgg a wax. Dubaï sax nag dafa sori. gis nga réew mi li fi nekk ci mbon kenn xamul lu mu yem te gis nga ñi gën a ëpp fit sax mooy génération gi mujjee juddu ragaluñu dara ñun lu ñuy ragal ñoom fekku leen ci. dama ne la problème bi ci yar gi la problème bi ci valeur yi la en fait on a démissionné les parents ont démissionné et ça c'est la vérité. loolu bu ñu ko jiiñ état bu ñu ko jiiñ kenn am na loo xamante ne du responsabilité état responsabilité nit ki la. yow la engagé yow Nabouja man la engagé man Mamy Samb engagé Socé ak Pa Assane ku ci nekk am tànneef ci ni nga bëggee doxalee sa àdduna. àdduna kenn du ko yàkkamti. da nga koy tempal li nga war a am nga am ko nga nekk fii ak nga nekk bitim réew nag moo ci am c'est pas que dañu nekk Dubaï que ñu nekk Dubaï yëpp lu bon la ñuy def am na ñoo xam ne lu baax la ñu nekk ci fulla mais dama ne ñi nga xamante ne dañoo tànn. jaay seenub bopp wala def lu àndul ak seenub ngor àndul ak seenub diine parce que amul benn diine nag guy nangoo def jigéen yow nga nangu di marchander sa bopp ci loo xamante ne ni même bu dee ay milliards da koo jarul ndax ëllëg doonul loo xamante ne ni dinañ la ci mës a respecté ba faw kenn du la ci naw dama ne dara jaru ko jigéen daal day toog ci peggu ndeyam bu waree liggéey dem liggéey bu wàccee ñëw toog ci peggu ndeyam ba ku baax gis ko takk ko bu ko waree teral ko lu mu war a am ko bu toogee xaar ko. très important Bassane réagir très très rapidement xam naa ni sujet bi bëggoo sax di ci wax réagir rek très rapidement. mais je vais peut-être mettre un bémol ci Mamy la responsabilité personnelle mooy ñun parents yi comme elle dit les parents ont démissionné et elle a raison. C'est vrai. Le bémol que je mets mooy pourquoi la question c'est pourquoi parents yi démissionnent pourquoi les parents au Sénégal ont démissionné lan moo leen war a pousser ñu démissionner dañoo bëggul seen njaboot yi non danoo talul seen njaboot yi lu tax taluñu seen njaboot yi lu tax bu jëkk le taux de criminalité en Afrique ñu doon wax diggante Cape Town Lagos dëkk yooyu lu tax tey Sénégal mel ni ñu raw ñooñu ci bon parce que la paupérisation dafa am doole parce que dañoo dem ba def nit ñi ay bàyyi ma ki nga xam ne yaa ngi kaa jox 80 000 kooku bu gisee Dubaï fëx
day naan bërit ñoqar bërit fëf la dem parce que quand l'être est en instance de survie di wékk ki li ñu naan kuy bëgg a dee di wéqu c'est-à-dire di wéqu xam nga lu muy wut xoolatul lu rafet naa si génn rek léegi nag là pour rejoindre Mamy qu'est-ce que nos supports médias font qu'est-ce que nos autorités font qu'est-ce que la société fait les supports médias font quoi dépravation des mœurs bi ñun ñii la presse nous avons mis les Sénégalais dans le game over de la haute dépravation des mœurs ñun les médias comment et au nom de quoi parce que les médias dañoo nekk ñoom tamit ci survie économique fi mu nekk nii ku ciy émettre yaa ngi tiit laaj leen patron de presse yi le premier salaire yi fay nañ ko le 10 bu jotee. patron de presse yëpp xanaa ku ci yàlla baaxee lool patron de presse yëpp ñu ngi naan wuy yaay 150 millions yi war a génnaat weer bu dee masse salariale ñu la daw mooy indi nguur jël presse di ko jaarloo fenn fii. patron de presse bi dafa war a fay ay salaire sa waay nguur jël ko ne ko waa mais kaay ñu jox la marché kii xam nga mais nag sa boy yi il faut nga wax ak ñoom seen affaire yi aussi il faut qu'il s'arrête pas Assane maa ngi koy dégg il faut qu'il arrête ce gosse c'est quoi cette histoire là mais moom il vient d'où là kii la mais gosse boobu dalay sonal dalay yàqal rek. na fi jóge yooyu la et patron de presse bi dafa soxla dund. dafa yor jaboot dafa am ay charges. je veux dire que noonu mu amee ci médecine bi am ko ci sport bi am ko ci feneen ak feneen ci jàngalekat yi am ko ci média yi looloo jur cet ensemble là qui fait que conséquence bi mooy ñun ñëpp dañoo mel ni sauf qui peut dañoo daw parents yi nag li ma mi wax parent bi mooy gàddu responsabilité wu toppatoo jabootam tar na de metti na de daa daw journée lëmm amoo jot dugg sa kër minuit ne la cax 10 000 francs nga doon daw 2000 nga yor amoo dépense suba te war nga jógaat daw yi ndax am na Mamy Samb nee na la fekk ma sama bureau 8 heures parce que 8h30 damay bouger damay nekk en réunion ndeysaan doo sax tal nelaw doo lijjanti xale bu dugg ak bu duggul bu génn ak bu génnul sa doom moom dem lijjanti lu mu añee wala lu mu reeree. Voilà quand par exemple une nation un pays n'est pas protégé mooy li ma la doon wax keroog ne la sécurité bi njëkk à la biir askan dañuy kaa toppatoo man foofu laa meree sama nguur. cam. merci beaucoup ça c'est très rapidement. waaw baal ma xam nga bu nu toogee ci 2022. ñu la wax ñii kat dañoo dem sa dëkk ab jàmbur dañaa jox ndax dañaa lekk yooyee. dañaa lekk yooyee. lekk baa ci gën a sedd ci li ci Sénégal. waaw léegi loolu moo ci gën a sedd ci li ci Sénégal léegi niveau boobu bu ci askan tollee. ka jiite askan ba dafa war a ruus. dafa war a am kersa bàyyi bëlde ak naxaate ak teg xel. foofu la ñaa waxee cam. pourquoi question bi ñuy posé mooy lan moo tax africains yi lañ ci gën a tudd. waaw parce que africains yi gën a ñàkk fayda si seen i bët. parce que ñoom ñu ngi koy def seen ay moroom yoo xamante ne foofu lañ dëkk Dubaï. pourquoi ñu choisir ñi ñuy wooye ay influenceurs yoo xamante ne ay célébrités la ñu doon wala ñooñu ñoo xam ne exclusivement Afrique la ñuy jógee. parce que xam nañu ne africain de nature nañ ma baal ñun ñëpp ay africains lañu surtout ñun sénégalais parfois dañu bëgg lu yomb. dañu bëgg am xaalis da ngay gis ngaala muy sol lu rafet yor caméra am di liggéey ngay nelaw ba 18h bëgg a mel ni ngaala mënut a ne. dëgg gis nga li nga wax man loolu laa d'accord. gis nga ngor bu nee ci yow rek bi ngi ci yow. dëgg la mais bu nekkul ci yow dee nga. c'est-à-dire que ñoom naka la ñu def ba tànn ñooñu mais alal da nga koy liggéey quoi mais liggéey bu ñuy wax liggéey aussi liggéey bu bon taxul ñuy wax. liggéey bu baax moo tax ñuy wax. kii jaay drogue moom loolu liggéey la ko def te pourtant mi ngi ciy lor ay doomu aadama. ñi ngi wax Dubaï mais dem leen fii dem ay Libye mais ñi ngi fa jàpp ay sénégalais di leen torturer. di woo seen ay parents pour ñu yónnee xaalis. lan la parce que bëgg nga dem Europe. effectivement. munoo dem xamoo yan condition nga fay fekk. ne kut ko kut rek yow da ngaa war a tukki. mais pour lan man gisuma ci responsabilité état benn yoon. parce que dakkaay moo wax la ku fi ñàkk fayda nag moom yaa ñàkk fayda ku fi xoole bañ otal la ndax xaalis bu ñu la wan. nga ne xaaral ma dem jëli ko te xamoon loo fay fekk. boo demee lu ñu la fa def yaa ko yóbbe sa bopp. parce que ñi koy def aussi ay magum jëmm lañ du ñu ay xale.
nit ñi ñoo war a delloo si seen xel te xam ne alal bu ko yàlla tuddee ci yow ala kulli yàlla day ñëw. mais nag ci kaw nga liggéey aussi jaaree waxuñu aussi liggéey bu bon. liggéey bu baax bu lew moo tax ñuy wax. mais bu fekkente ne yow bëgg nga am xaalis na nga woo sonn ne ci internet bi te ñi ñuy woowee influenceur xool leen lu bon rek la ñuy sol. ñu ci bari bokk yu bon la ñuy sol yoo xamante ne yow boo sañoon sa doom du mel noonu ñooñu mais ñooñu ñan la ñuy influencer. xale yu jigéen yi nga xam ne ñooy génération bi di màgg bëgg leen def ay modèle parce que pour ñoom pour nga siiw il faut nga wane sa taat ngeen baal ma wala nga wax saaga kilifa wala nga mais il faut Sénégal ñun ñu xoolaat suñu bopp tuuti. parce que man alal jaraluma yenn yi quoi. sincèrement. parce que surtout que influence sax fa ngay daanalee. waaw influence sax boo koy dégg c'est parce que ki ngay en fait à la base le métier a été créé c'était pour que ñu mën a dooleel yenn entreprises yi yenn sociétés yi. surtout et dañu war a nekk des experts en communication. war a am quelques notions en marketing. c'est-à-dire c'est pas des têtes vides comme ça rek. mooy jug ne dafay bëgg a nekk influenceur c'est un métier sérieux bu ñu dal influenceurs yi parce que au Sénégal am na ay influenceurs ku ci mel ni Cheikh Senghor je le connais pas vraiment mais day ñëw tegal un plan de com liggéey ak yow parce que xam nañ ni monde bi fi mu toll tout est digitalisé. pour nga liggéey ci digital il faut nga xam ko il faut nga maîtriser ko lan mooy influenceur aussi nit ñi war nañ dem gëstuwaat. waruñu rek topp tubaab bi te li may wax vendre un rêve dañuy woon xale yi loo xamante ne existé wu. te yow de base da nga war a jaay produit nit ki wala nga jaay destination wu benn dëkk. je m'explique très rapidement influenceur ñi ci ëpp ci fi ñu ko xamee États-Unis lañ ko xamee ci benn famille Kardashian. ñooñu bañ ci bëggee évoluer dañoo jël seen dundin yoruñu woon dara nekk seen kër di def télé-réalité ñu dem sponsor yi intéressé leen ñu ñëw fexe ba ñoŋal seen liggéey. ñi créer ay ku nekk domaine bi nga nekk. nga créer fa benn affaire boo xamante ne da nga koy doxal mais di ko jàllale à travers l'émission. bu loolu weesoo boo bëggee dem ci benn dëkk bu ci mel ni Dubaï. autorité ya fa nekk ñoo lay invité nga ñëw jaay destination dëkk boobu. bu ci mel ni Île Bora Bora ak yeneen pour ñu comprendre ñu xam ni influenceur liggéey la. mais nag balaa nga ko def da nga koy jàng ba noppi. balaa nga ciy dugg ba leneen ak leneen di la ci fekk. nga daaneel très rapidement balaa ñu jàll ci xam nga na bu wax ji lan moo koy tënk. mooy ne li Socé wax pa seen wax ko sànq gis nga alal. boo koy amee ci amin bu yomb rek. war ngaa xoolaat sa bopp. surtout. alal dëgg-dëgg balaa nga ko am ba mën a savourer ne yow mi xaalis nga yor boo ko yoree sax da ngay tiit xam nga lu tax. sunu borom bu la ubbilee benn buntu da ngay fexe góorgóorlu ba ubbi yeneen juróom-ñaar. ngir sa yokkute mën a yokk ndax bu ñu fàtte ne alal gi robinet rek dañ koy ubbi de heure bu ko neexee da koy tëj. bu la ko joxee na nga jëfandikoo ko ci comment on appelle ça c'est-à-dire voilà tu distribues la meilleure des manières. sunu borom dina la yokk. bu la ko joxee nag nga nekk ci def safaan wi day tëjaat robinet am ndànk xaalis ci boppam balaa nga koo am da ngay ñaq da ngay sonn. mais na ànd ak jom ak fulla surtout ci jigéen. man sama problème du góor ñi parce que góor ñi am nañu mat goo xamante ne nii c'est-à-dire foowewuñu seen bopp. waaye ku leen jox ñu foowee la te yow nga nangu ko ñu foowee la kay. merew ma leen di defuñu dara mais jigéen dama ne jigéen ju baax nga war a yow ëmb ci sa biir bii. njaboot goo xamante ne moo war a tekki ci ëllëg. dafa am noo war a mel. jigéen du bëgg lu yomb. dama ne je répète jigéen day toog ci peggu ndeyam. boo waree daani doole ci fulla wàcc jëwaat toog sa peggu ndey sunu borom bu la naree xéewale dina la xéewale ci li ngay liggéey bu dee fulla wala mu boole la góor gu baax gu la takk ngeen ànd di yokk ba faw bu ngeen mën a dimbali ko alal kenn du ko ut ci amit bu yomb loo ut ci lu yomb am ci jafe-jafe ëllëg te li ñuy def nii yëpp am na conséquence bu ñu yaakaar ne amul conséquence de dafa dépassé sax lu jëm ci wàllu sa der gu yàqook réputation gu bon ak mais ci sa wàllu wér gu yaram li mu la mën a jural ci ay jàngoro da nga xam nu mu toll lu ko fi jar ay milliards ci njëkk mooy traumatisme. ko mooy tuuti nga faju ji après mooy traumatisme. merci beneen bi ma bëggoon préciser aussi mooy famille Kardashian boobu nga wax. ñooñu aussi il faut nit ñi xam ne ñooñu duñu ay modèle en fait. non defuñu leen modèle mais c'est juste pour ndaw ñi comprendre. lan mooy influence mais xam nga danger bi mooy. c'est famille boobu suñu jeunes yi ñu bari dañ koy seetaan. mais ñooñu ci wàllu sexe lañ leen gën a xam. je suis désolé de le dire. parce que seen culture dëkk. c'est que gis nga ñun Sénégal nañ xam li ñu am lan la. et puis pourquoi ñu war a seetaan ñooñu. lu tax mënuñu roy ci suñu jigéen yu baax yi fi ne. mais on ne peut pas les gars attention on peut ça rejoint li Pa Assane doon wax. je termine s'il vous plaît. vas-y on ça peut pas rejoint li mu doon wax que les contenus dans nos médias aussi.
dañ ci am responsabilité parce que boo jëwee autorisé ñuy câbler lu mel noonu di influencer say jeunes dëkk jeunes yi di ci am accès illimité bu yàggee da leen di influencer soo se léegi pour nga seetaan lu bon baal ma doguma la soxlawul ngay jéggaani dem ci benn chaîne mais internet bee gën a garaaw bàyyi ma ñëw internet bee gën a garaaw ba pare accessible aux jeunes leneen ak leneen série télévisée yi ñu fiy teg léeg-léeg yu ci ëpp ñooy jàngal ñun sax suñuy doom yenn yi ak aussi li parents yi bàyyi seen ndaw yi ci leen neex maa ngi dégg sànq ñu naan souvent parents yi ñoo gën a bëgg sax bëggati xaalis ndax da ngay gis sa doom mu indi xaalis jox la rek nga noppi waale yu bari nag te lu ñu war a mën a bàyyi xel la léegi olof dana ñàkk bu mu la tax a ñànki nañu li ñuy wax rek dama bëggoon wax dañuy introduire Chérif ñëw rek dama bëggoon wax benn affaire xam nga ba la laa bëggoon wax Socé Canal Plus moo nekk biir Sénégal biir Canal Plus laaj leen xale yu ndaw yi c'est ma fille qui me l'a dit papa chaîne bii dafa am maanaam dañ leen di jàngal mbirum góor jigéen ci chaîne bi mu ngi suñu bouquet canal bii dox ci biir Sénégal canal bi ñëw tey tax ñuy tëj Excaf Télécom maanaam là où j'ai un problème avec ce pouvoir là mooy dañuy massacrer dañuy massacrer à petit feu xoolil te nag di ñu jëmale fa nga xam ne yàlla bu loolu am dañ ko sax nemmeeku ci dessin animé yi suñu doom yi di seetaan